parce que actuellement liñ ñu état bi yoreel ci xaalis ba nuy concessionnaire ba léegi mësuñu am montant bu toll noonu dëgg la daa niñ ñu yoreel mais montant bi fi mu toll moom mësu fee toll parce que ku ñuy wax ne sa facture yi 2021 ba léegi mënut a soldé wu kon loolu xam nga lu metti la te actuellement ñoo ngi ci 2022 loolu moo waral nun bind nañu ñun war a bind ñëpp bind nañ leen en premier chef ki nga xam ne mooy suñu kilifa direct di Mass Thiam le directeur de Promojet de Sonaget directeur du budget aussi bindee nañ ko parce que président de la république lañ bind mu wàcce ko ci ñoom ban toogoon def benn entretien defoon benn protocole d'accord protocole boobu ban ko defee ba léegi amuñu ci satisfaction ndax non seulement engagement yi nga xam ne moom lañ ñu waxoon ci protocole bi respecté wuñu ko ndax boobu ba léegi am na dañ leen woon chaque mois ci bor 2021 bi danañu leen ci jox dara bu ñu demee ba mois de juin danañu fexe ba nga xam ne li ñu leen yoree loon lépp nu soldé ko comme ça nuy liggéey ci 2022 bi nga xam ne dootuñu ñu yoreel dara mais malheureusement loolu amul parce que borub 2021 ba léegi am na ci 2 mois yoo xam ne sote nañ ko joxuñu nu ko ba fii may waxee yow facture bi ñu nu mujj fay ba léegi 3/4 ci nun jotuñu seen xaalis depuis le 4 am nañ virement yi Mass Thiam mi ngi ko def depuis le 4 mais ba léegi noo ngi nii mënunoo rentrer ci suñuy fonds te li ci gën a metti encore daggat bi ñu koy def ndax ay pourcentage la ñuy fay au lieu que ñuy fay par facture au moins nu mën a xam exactement li nga xam ne moom lañ ñu yoreel ay pourcentage la ñuy fay ay 20% ay 18% finalement da ngay dem ba réer sa comptabilité su fekkoon ne dañ ko doon fay par facture nga xam ne dañ leen ne par exemple facture août 2021 lañ la fay danañu xam mais fi mu nekk moom aveuglement rek la ñuy liggéey ay pourcentage la ñuy fay yaakaar naa ay 20% 18% foofu daal la ñuy toll. beneen bi ci gën a metti encore heure boo xamee ne Mass def na virement ba dem trésor au lieu que mu fayandoonu parce que ñun ñëpp daanaka noo bokk ay fournisseurs ñi ñuy jox pétrole di gasoil bi ñuy doxee ñi ñuy joxi pneu ak ñi ñuy jox pièces de rechange yi mais malheureusement tel n'est pas le cas dañuy dem ba di ñu indil ay problèmes suñu digg ak fournisseurs yi parce que par exemple bu fekkee ne dañ ne tey Diallo écosystème jot na tey virement te ma bokk mu un fournisseur de carburant bu Diallo demee fay rek kooku daan ne voilà STC dafa bëgg a lekk sama xaalis parce que mi ngi nii Diallo mi mu bokkaloon di liggéey fay nañ ko te man fayuñu vraiment muy lu metti ci ñun fii ne depuis le 4 lañ viré woon au niveau du trésor mais ba léegi trésor nga bloqué xaalis ba muy ay naqar yu dul jeex ci nun nag ay patriote la ñu ku fi nekk itam incha allah rabbi yi nun ay opérateur du ñu contre kenn ku fi nekk na fas yéene ànd ak yow liggéey président de la république noo ngi koy saluer de passage di ko xamal ne ko ay waa këram mi ngi ne daal sonn moo tax ñuy def nii ñuy def ndax ay patron du ñu génn ci mbedd mi di yuuxu du ñu toji lampe du ñu toji kile waaye nag pour bëgg mu dégg li nga xam ne coono bi nga xam ne moom la nekk actuellement moo waral nu def lii nu def parce que fi mu ne boo duggoon ci garage yi ñun ñii di concessionnaire yi kenn ku ci nekk lu mu bon man de bi may xëy suba wàññi naa 31 oto yu gaare sama yoo xam ay tasseuse la yu gaare te ñàkk pièce yu ma ci def moo waral oto yooyu gaare te wóor na ma ne li ma dal moo dal suñuy morom leb nañ ba mënatunoo leb moo tax ñu def cri de cœur pour au moins le président de la république mi nga xam ne moo nu jabate ñun ñëpp boobaa mu arbitré lii daal mooy sunu wax wi woo xam ne moom la ñu moo waral nu woote point de presse bi nun comme ni ma ko waxee ay opérateur lañu dëkk ci dëkk bi di ànd ak waa dëkk bi di liggéey ànd ak président bi di liggéey waaye actuellement daal nag xam ne fi mu ne ak njabootam sonnoon nu teyit nag duñu gaare oto yi c'est la xanaa bu demee ba mënatunu comme ni ñu fi daan def di dee par benn dootoo am gasoil nga mujj taxaw sa morom mujj demee ba sonn moom itam ñëw taxaw ndax dëkk bi noo ko bokk noo ko moom nun du yàgg bën ngeen dëkk bi lu am ci dëkk bi la yem itam tey buñ taxawaloon oto yi tey sunuy doom ak sunu njaboot bu problème amee noo koy séddoo ak ñoom loolu nag la ñuy bañ nu bëgg nag loola bala nu cee yegg moom mi nga xam mooy kilifa dëkk bi yilif nun ñëpp mu dimbali nu arbitré ci lii nga xam ne moo xew léegi naa jox Diallo ak doyen Bara Sall
comme ça ñoom ñi nga xam ñu doon maîtriser dossier ñoo doon yor dossier yi comme ça ñu danañ ci wax lu gën a leer asalaamaaleykum wa rahmatullah. mbokki journalistes yi di rafetlu d'abord seen teewaay vraiment woon ngeen ni yéen a ngi def seen métier. ginnaaw loolu nag li coordonnateur Ndongo Fall wax daanaka li ma teg du bari xanaa rek fàttali tuuti rek wane les concessionnaires muy les entreprises sénégalaises yi nga xam ñoom ñoo fi nekk liggéey ci mbalit mi depuis société SIAS ba mu tase en 1995 ba léegi ñu ngi intervenir. am na ay yu bari yu fi xew sax yoo xam ni état du Sénégal jox ay étranger mbalit mi ci jamono woo des entreprises mën naa ci lim ama mën naa ci yooyu la mën naa ci beneen entreprise boo xam ne fii ci suñu région bi mu dëkkan Côte d'Ivoire. bu ci nekk bu ñëwee dañ koy signer ay marché mu nekk ay milliards du indi dara bu ñëwee ñun concessionnaire ñun lay sous-traiter ba pare di ñu fay ay miettes yoo xam ni yi vraiment luñ koy fay moo amul matériel amul ay technicien amul dara lépp ñoo koy def tey moom moo yóbbu xaalis bi. bu ko defee tamit foofu société la ñuy mujjee 2 ans 3 ans 4 ans ñu déclaré fayit dem bàyyi fa ay bor yoo xam ñun lu nu ameel ba fii ne ma ni depuis bu boo léegi des centaines des dizaines de milliards ci 10 ans yi passé mi ngi ci loosu nguur gi société yooyu ñoo ñu ko fa bàyyil nga xam ne ñoo ko am te fayuñu ko. loolu moom dama leen koy fàttali ba fii ne tamit bi nga xam ne am na structure yi état yoo xam ñooy gérer mbalit mi ku ci mel ni UG ak Kadakar tamit ku ci ñëwi tamit ñun lay collaborer ñun ñooy yore mbalit ñun ñooy yore oto yi ñooy ramasser. ni ko Ndongo Fall waxee léegi vraiment paiement bi nekk lu doy waar parce que kuy liggéey ay facture dama yàgg bu lay fay ay facture la war a fay mais da lay fay loo xam ni doo xam ne te bare li ci gën a grave ñun du ñu consulter bu ñuy fay dañuy jékki-jékki rek wiire nangam. par SMS la ñuy xam ni wéere nangam mais duñ xam sax la ñuy wéere pourcentage la am facture am dara mais c'est sûr ni moom do facture parce que am ñu kenn koo xam ne leen lay fay dina toll sa benn facture amul. kon nag loolu vraiment lu nu metti la foofu nag aussi Ndongo wax na ko léegi demandé woon nañ le président de l'audience bind ko lettre informé ko ñaari yoon sax boole nu ay techniciens mais ñu ngi koy lancé waat un appel monsieur le président le maître monsieur Macky Sall. ay sénégalais lañu ay entreprise sénégalais lañu kenn joxuñu lu nu moom ñoo ko liggéey muy sunu alal état lebaluñu dara kenn lebaluñu dara ñu ñëw nag di participer ci développement réew mi ci sunu man-man ak li nga xam mooy sunu métier. kon nag président sax njaboot a ngi sonn nañu li nu bëgg nag am na loo xam ne pour nga xam ko président da ngaa war a recevoir les concessionnaires il est temps nga recevoir leen. parce que am na ci loo xam pour nga xam ko dëgg-dëgg faaw nga recevoir ñu wax ak ñu expliquer lan mooy parce que nit mën la am expérience 25 ans 30 ans expérience ci mbalit xamu ca dara. am na yu bare yoo xam ni defe naa ni bu ko état bi xamoon dëgg kon nii mu doxalee du ko doxalee kon nag loolu tamit ñu ngi demander président la mu recevoir concessionnaires yi. tamit li ko Ndongo waxee parce que direction planification defe naa ni ñun yëpp ñu nga fa woon. ñu joxe ay accord yoo xam ñun doona wax ba ni nii la calendrier de paiement nii lay dem mais dara amu ca kon nag loolu tamit loolu laa doon complété Ndongo rek xam ne daal vraiment metti na kon nag loolu ki ci des daal fii ne ki fi sës mooy président la Macky Sall moo fi sës moo war a régler problème mu jeex définitivement je vous remercie.